voilà Fatick xibaar yi dañ koy tàmbalee ak taw bu métti bi nga xamee ni moom moo wàcc fii ci Ndakaaru biig ci guddi ba am ku ci faatu ñàkk ci bakkanam fële ca Parcelles Assainies unité 7 muy ab gune goo xam ne daal nee nañu am na ñaar fukki at ak ñaar xibaar boobu ki ñu ko baaxee di waa sapeur pompier. nañu tamit fële ca Wakam cité avion lu ci mel ay poteau électrique jot nañu fa tàkk ñu nemmeeku lu ni mel foofu ca Yoff tamit ndox mi bari fa lool ñu wax ci baccalauréat bi comme ni ñu ko doon waxee léegi démarrage bi tey jii la candidat yi nag dinañu fexe ba nañu amee seen diplôme bu njëkk ca université loolu nag di am ginnaaw année scolaire bu métti bu doy waar bi nga xam ni daal pandémie coronavirus bi moo ko gàllankoor fële ca université Cheikh Anta Diop foofu nag reprise ba demeewu fa noonu président amical yi nag am yéene waxtaan ak doyen faculté yi rek ngir ñu xool plan de reprise bu ñu mën a lal ba ñëpp mën a dellu ci amphithéâtre yi ñu teewlu ci reportage Mamadou Fall ak Ahmadou Ba. bëri na faculté yoo xam te ne nag démarré ñu cours yi tey ñoom daanaka sax pare nañu ngir nag door année universitaire bi ca faculté des lettres ak bu droit moom jamono ji doyen ya ngay waxtaan ak étudiants yi ci xool rek nees la ñuy tëralee plan bu bees ngir mu am reprise bu mucc ayib. nag bu nga xam ne jàng nañ ko am na ay réserve yoo xam ni pour ñun ay ndëgg sërëx la te ñun comme ñoo représenté étudiants yi suñu gisee loo xam ne arrangé wul étudiant suñu wareef mooy suñu warugar mooy ñun ni autorité bi kat. dafa am loo xam ni dañ koy bañ te mu ngi ci plan bi parce que ñun ay partenaires sociaux la bu ñu gisee loo xam ni arrangé wuñu dañuy saisir autorité bi. dafa am plan de reprise bu autorité proposé woon depuis une semaine ñu refusé woon ko mooy benn groupe ñëw beneen groupe di def cours à distance yàlla def na ci benn protocole bu ñu signé demee hier avec le recteur loolu nekkatul actualité actuellement li am université mooy tous les étudiants du premier cycle invité nañ leen ku ci mën a ñibbisi nga ñibbisi pour ñëw eggale ci say examen eggale ci sa jàng et je précise en présentiel. l'étudiant yi sàkku doyen faculté yi nag kon apprécier nañ ko bu baax a baax. dañ koy diisoo dañ koy waxtaane ndax soo bëggee def li nga xamante ni bi étudiants yi ànduñu si loolu tamit day xaw a jafe comme li ñuy laaj maanaam li nga xamante ni bi lu mën a nekk la. étudiants yi li ñuy sàkku moo di kon ñu amal examen premier semestre bi ci ay bis bu njëkk ci weeru septembre. bloqué lépp dañuy commencé ak examen yi waaye examen yi comme dëkkuwaay yi ubbeeguñ ko nag dañu ni au lieu ñu koy commencé le 7 étudiants yu bëree bëri dëkkunu Ndakaaru bu ñëwee duñ am fu nu logé le temps ñuy ubbi fi nga xam ne moom la étudiants yi di dalloo ñu ko woowee campus social nan nu may ñu prolongé date examen yi faculté de droit ba le 14 ci weeru sàttumbar bi. président amical yu étudiant faculté yi ñu ngi yaakaar rek nit ñi respecté li protocole sanitaire bi ba noppi ñu amal li nga xam te ni moo di programmation codification ci nu mu gën a gaawee ngir mën a may rek étudiants yi ñëw dëkk mën a yeggali seen njàng. fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis tamit lu ni mel daanaka lañ fa nemmeeku cours yi tàmbale wuñ boole si étudiants yi sax décrété ñetti fan yoo xam ne daal ngénte tubaab la dañuy dem ci restaurant yi lekk te duñu fay ñoom daal li ñu bëgg tamit mooy ñu waxtaan ak kilifa yi ba xam ci yan anam la ñuy reprendre cours yi foofule ñu teewlu ci reportage Ousseynou Diop ak Habib Seck. université Gaston Berger bu Ndar ci suba si amul benn amphithéâtre boo xamante ni ndongo mi ngi fa woon. En fait, bien vrai que c'est une déception, le fait que les étudiants sont là pour pouvoir travailler, qu'on n'a pas vu les professeurs. Coordination des étudiants bi nag ñoo daal di décider lu nu mel ñu jàpp ni dafa am dëgër laay ci seen diggante ak ñi nga xamante ni ñooy administration bi rax ci dool itam ñu ni kenn ci étudiants yi du dugg ci amphithéâtre yi te itam benn liggéey duñ ko amal. ñëw gisuñu professeur gisuñu administration boo xam ne aussi mën na cee def dara. le CROUS aussi est là di ñu imposer loo xam ne xam naa ne du mën a jàll donc lañu fexe trouver tey daan waxtaan. bokk na ci ñi nga xam ne année blanche lañ defoon ñu ñëwaat actuellement ñu ngi doon xalaat année bi normale ñu ñëw avec cette pandémie là gis nañu li fi xew tey jii ni buñ bëggaatee rek loolu amaat rek day xaw a métti si ñun daal dañoo war a sóoraale bu baax a baax parce que ñëwuñu fii pour toog fii dañu fay ñëw pour jàng génn fii. dimbali suñuy waajur travail pour le Sénégal aussi. juróom benn weer ñu toog jàngunu ci université Gaston Berger bu Ndar ak ci université yi nekk ci Sénégal ci Ndar moom ñi nga xamante ni ñooy ndong yi ñoom la ñu xamle mooy lile forcing lañ ko jàppee te itam force rek waxtaan am balaay benn nag njàng di am ci université bile. ñu war a reprendre cours yi actuellement université ñu constaté benn forcing au niveau des autorités loo xamante ne vraiment c'est déplorable ñu ñaan ñu toog ak étudiants yi mën a waxtaan pour dellu si parce que
retour graduel bi ñuy wax ni du ñu arrangé parce que en un mois 15 jours je ne pense pas que mën nañ ci terminer. université yi kon mujjul jaar ci nañ ko bëgg woon ñoom kilifa yi étudiants yi nee nañu force waxtaan am seen diggante ak kii di seen ay kilifa mu mel na kon étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar daañu toog benn at ak lu teg te duñu jot seen diplôme ndaxte daaw at bi dañ ko ninaloon. reprise enseignement yi fële ca institut supérieur d'enseignement bu Diamniadio foofu tamit dinañu ko fa amal recteur ba daal di wax ni daal mesure barrières yi protocole sanitaire bi dinañu ko respecter mu doon occasion tamit ci recteur bi mu joxe ay assurance ci tolluwaay construction institut boobu nga xamee ni coopération internationale coréenne moom moo fa jaar ñu teewlu ci Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. nañ ci ñetti téeméer ak fanweeri étudiants yu nar a tàmbali lii di njàng ak njàngale mi ci lii di institut supérieur d'enseignement professionnel bu Diamniadio ci benn fan ci weeru septembre wi ci ndajeem ak taskatu xibaar yi kii directeur bi di ñu xamal naka la ñu nar a tàmbale bombu leen njàng. pour reprise bi comme nu ko ñëpp xamee ci jàng mu kawe mi école bu nekk université bu nekk même si benn université da ngay gis ni. panqaas bu nekk day xool moom ak nu mu bindoo ak jàngale ba nu mu demee nan lay def ba nga xam ne lépp li nga xam ne digle la bu ministère santé ak état du Sénégal def din ko mën a respecter pour mbas mi. lu jëm nag ci respect lii di protocole sanitaire bi ak jàngoro jii di coronavirus kii directeur bi di ci daral xel yi. parce que wax dëgg nag même bu fekkee nag xale bu ndaw. xëy na sax boo feebaroon du feeñ mais nanu am yërmande si mag ñi nga xam ni ñoom bu ñu jógee fii du jël bus yu mel noonu ñooñu lay ci dendal parce que ñoom dañuy bokk transport ak ñuy liggéey si administration si biir Diamniadio yooyu suñu demee tamit dañuy dem aussi seen kër yi ak si quartier yi au moins nu am yërmande si ñooñu donc suñuy nekk di def gestes barrières yooyu parce que amuñu droit def leneen. mu doon nag occasion kii directeur bi indi ay tontu ci jafe-jafe yi fa xam ni ndongo yi waxoon nañ ko jëm ci wàllu lii di ay fosse septique. ndax déggoon nañ sax temps yi nu naan ISEP bi amul courant ISEP bi si boppam amul ay fosse septique amul toilette yu mel na nag yooyu yéen gis ngeen ti am nañu yaakaar ni daa ngeen mën a wax population bi lan moo fi nekk ba pare tamit dinañ wax. ni li ngeen fi fekk fi ngeen gisal ko seen bopp du rek école comme école la bi nga xam ne ci biir école bi ci boppam dañ fi def lépp li nga xam ni jumtukaay la pour que xale yi nu mën di jàng waaye nu mën di jéemtu pour liggéey. ñu fàttali ko institut boobu Sénégal daloon na ko ci coopération bi dox ci digganteem ak lii di réewu Corée ñu koy duppee KOICA. ñu wax ci waa SYTJUST ñoom nag dakkal nañu seen mot d'ordre de grève bi di ab décision boo xam ne daal ñu ngi ko jël ginnaaw ba ñu dajeek garde des Sceaux ministre de la justice maître Malick Sall déggoon ngeen ci suñu xibaar yi jàll secrétaire général bi di Ayaboun Malick Diop. dañuy dem ca bitim réew wax ci ubbiteg procès Charlie Hebdo maanaam terroriste yi nga xam ne ñoom ñoo fa amoon cong ba faat fa ay nit loolu nag mi ngi amoon juróomi at ci ginnaaw di ubbiteg boobu ñu ngi koy amal tey ji ci suba président France bi di Emmanuel Macron nekk ca Beyrouth nag nee na France daal ña fa nekk am nañu droit blasphémer loolu nag xam nuñ koy tekkee ci wolof loolu nag di amal référence rek dessinateurs yooyu nga xamante ni ci seen dessin yooyu dañ ci doon tooñ ku ci mel ni yonent bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ci Arabie Saoudite foofu nag ay membre famille royale bi la ñu tuumal ci wàllub guerre ci leeral rek ñu teewlu ci reportage Fatou Bintou Conté.
yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Arabie Saoudite ñoo ñu xëy xamal ni tey ci mardi gile dàkkub benn haut militaire saoudien ak ki nga xam ne moom moo di doomam kenn ki commandant des forces de la coalition ba nekk ca Yémen la keneen ki nag vice émir la ci région bu ñu naan Daljouf ñoom ñaar ñëpp ci famille royale bi la ñu bokk la tax ñu dàkk leen bokk na ci accusation de corruption ñeneen ñeenti officiers yooyu nag visé nañ leen ci enquête corruption boobu nga xam ne ministère de la défense moom la taxawal te ki ka laaj moom moo di prince héritier bi di Mohammed Ben Salman mu nekk nag benn liggéey boo xam ne fi mu ne nii ña ngi koy def fii ci Arabie Saoudite ngir nag xeex li nga xam ne moom moo di corruption ci régime bi lee bu nu fàttalikoo mars bi ñu wees rek lu ëpp ci 300 hauts fonctionnaires gouvernement bi lee jàppoon nañ leen ci accusation de corruption en 2017 ay prince yu bari ay ministres ak ay hommes d'affaires aussi jàppoon nañ leen ci benn hôtel boo xam ne ñu ngi ko tuddoon Ritz-Carlton nekk ci Riyad ngir lépp rek di xeex corruption bi nga xam ne moom moo am fee nga xam ne moom moo di Arabie Saoudite ñu jàppoo leen ci ay diir ñenn ñi ñu bàyyi leen gannaaw banu nangoo joxe li nga xam ne moom moo di koppar seen digganteeg nguur gi lee fi mu toll nii nag ñi nga xam ne ñoom ñuy critiquer régime saoudien bi nag jàpp nañu ni prince héritier bi dafay utiliser corruption ngir nag écarter ñi nga xam ne ñoom ñooy ay rivalam ci succession trône bi nga xam ne moom mooy trône roi d'Arabie Saoudite ba tax ni fi mu toll nii ONG bi di Human Rights Watch mois de mars bi ñu génn ma nga doon nag ñaawlu lien yi nga xam ne moo di ay poursuites yoo xam ne système judiciaire Arabie Saoudite mi ngi koy def te tegu ko fenn. ñu jeexalee ko fële ca États-Unis président américain bi di nu mu tuddati sax Donald Trump doon amal déplacement fële ca Kenosha fa violence yi amoon ginnaaw ba ñu dóoree ay bal doomu Amérique boobu di Jacob Blake moom daal Donald Trump jàppee ni violence yi fa xew daal ab terrorisme intérieur daal la ko jàppee moom Donald Trump. Fatidien lii moo fi non fi moom ki fi sinistré moo du Fall la moo tax ñëwut. sinistré jàpp si moo tax mu fàtte turu Donald Trump xam nga Donald moom déggul li ngay wax mais moom xam nga boo ko lebalee kar mu fay la guddi. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw Aïssatou Diop Fall yegg si na ci àllarba bu jot dañuy am mbégte di ko dalal Aïssatou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax Fatou yow rek laay nuyu nag ak grand Mballo mais les deux autres là qui ont monté une cabale féroce contre moi ces deux là. non ñaar ñi dama waxante ak ñoom tey sa ndaw ndax man tam damaa sinistré maa ngi tëmbee nu ne. mais dama ne foog nga ñu sinon dañuy kontaan quoi. waaw ci semaine bi jot nga xoolaat livre bi lire ko. livre bi. donc kii ruubekat la. wax naa leen kii day non ba pare xam nga nee naa sax mais xanaa ñii dañu ma may fàtte man dama war a am lot de consolation ngeen damp ma ñu yónnee indi ma ay banane fruit dégg nga j'ai été massacré par des fantassins de ñaar ñi ñoom c'est vous deux qui êtes derrière. waaw loolu mais quand même je mérite quand même des fleurs des bananes des fruits ñu ne ma massa coono massa vraiment Fatou ak dugg mais lu rëy laa def mais ce que j'ai fait c'est énorme attaqué man xamoon ne tas nag nii la ma si réew mi man Sonko laa xamoon dafa am benn armée de fantassins mais je savais pas yii xaaral ma noppi j'ai peur. Aïssatou Diop Fall xam nga bala ñoo tàmbali mu yaay bala ñoo commencé jàngat bi daf leen jox benn nu mu tuddati buñaa bàyyi nii ci kanam tuuti daañu waxtaanee nag Aïssatou lu jëm ci dialogue national bi ak lañ ci tudd semaine bi yëpp muy statut de l'opposition mais ci kanam incha allah mu wow laataa loolu ñu nuyu sunu gan Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay Fatim. di nuyu Diaw. bon di nuyu Chérif. ak Aïssatou sama yaay. mu ngi noonu waaw ndeysaan moom mooy secrétaire général bu SUTSAS laata nag ñuy ñëw ci loolu yëpp ñu dem def point corona taxaw seetlu ci mbas mi.